asalaamualeykum waa Afrique fépp fu nit nekk ñu ngi lay nuyu di la sargal te di la ndokkeel te di la massaw ñu ngi sant yàlla ci ba mu ñu defee ñu nekk ay nit yoo xamante ni mënoon nañu juddoo feneen mu def ñu juddoo ci une terre très bénie te su ma waxee dëkk boo xamante ni ku sañoon tey juddoo fi mooy ku sañoon dëkk bu sëñ Touba dëgg tànkam nga juddoo fa ku sañoon dëkk bu Alaaji Maalik dëgg tànkam nga juddoo fa ku sañoon dëkk bu Maam Limaamu Laay dëgg tànkam nga juddoo fa ak ñeneen ñu baax ñi Cheikh Ibrahim wàcce na ba sekkeen ku lim da ngay juum loolu ak cant la boo xamante ni beral loxo la bu ñu yàlla suñ borom defal waaye ca ginnaaw ga liñ naan yàlla du la may lépp bam ñu mayee loolu ci ay qualité doomu aadama yu baax may ñu un peuple jeune may ñu une jeunesse aussi consciente et brave daf ñu nag ne damay xool loolu yéen nan ngeen koy lijjantee dinaa leen jox ay njiit yoo xamante ni ñooy nekk njiit yi gën a irresponsable ci planète Terre bi loolu nekk une malchance boo xamante ni mais tey jii ñun mën nañ ko transformer mu nekk loo xamante ni côté positif lay doon maanaam comme niñ koy waxee chaque génération moom mooy découvrir mission wam su ko découvrir ba pare nag am na ñaari choix soit mu trahir ko wala mu accomplir ko man ak sama waa génération muy maanaam la jeunesse sénégalaise bi ñu découvrir suñu mission ba pare xam ni tey jii nekkatul un choix mais dafa nekk une obligation bi mooy lan nous avons l'obligation de libérer ce peuple te sur ce j'interpelle tout citoyen tout patriote tout sénégalais et tout africain te ñu xam ni suñu ëllëgu doom ñun kese ñoo ko mën a xeex ba ñu am un Sénégal ràjj déclaration bi nag du gàtt du gudd maanaam dama leen di rafraîchir la mémoire yéen ñi nekk di seetaan vendredi 27 mars 2020 bi Macky Sall di recevoir le président Macky Sall di recevoir toutes les forces vives et toute l'opposition au palais nous on a été reçus le vendredi 27 mars 2020 ah bi ñu ñëwee ndaw ya ñu yebaloon toog nañu ak moom lu tolloog waxtaan mu laaj ñu nan ngeen gisee ni noonu la ñuy xeexee lii nga xamante ni mooy coronavirus bii di lëmbe àdduna bi te nga xam ni dugg si na fii ci Sénégal ak ci Afrique ñu wax ko ca wax yu am solo bi Alioune Sané ñibbisee ba defal ñu compte rendu maa ngi fàttaliku li ma retenir woon ci message bi ci lépp mooy benn message bu am solo mooy nan la ñuy def pour arriver à la victoire finale te bu ñu naan victoire finale mooy yëf yi dugg si na nañu joxante loxo tàmbali koo xeex ñun ñëpp ku ci nekk teg sa ego ak sa obédience politique ak sa obédience foo mën a bokk ñu teg ko ne la xam ni seul le Sénégal est fort ñëpp soobu ci yàlla di ñu suturaal ba ñu daan première vague bi ca lañ ko waxoon mooy xaalis bi nga xamante ni nit ñaa ngi koy cotiser nañu fexe ba ngalawaay ñu joxe ko ci joxewin boo xamante ni sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp ngalawaay nañu fexe ba nga xamante ni bokk na ndax ku wax da kuy dem guerre da nga soxla moyen ah yàlla dogaloon nag on avait les moyens et les moyens c'était quoi l'argent ñu ne ko nañ fexe ba xaalis bii nii nekk ñu utiliser ko fi ñu ko war a utiliser ngir mën a gagner adversaire bi wala ennemi bi nañu fexe ba ñi nga xamante ni tey jii yow mi nga xamante ni yaay général bi ak sa troupe muy le gouvernement ngeen am un comportement très responsable su ko defee ñeneen ñi mën a suivre ci gàttal
mooy yi nga xamante ni moo ci ñaar yi laa ci jàppoon ndax lu tax ma cité ci ñaar yi mooy loolu ñu ko waxoon daf ñu dab xaalis bi ñëpp xam nañ ni Macky Sall jël na ko jox ko son frère son beau-frère ñu jël ko donc loolu nekkatul sax débat nekkatul sujet sàcc ko dugal ko fu leen neex ba pare ne duñu rendre compte soo leen ci interpellé sax ñu menacé la ne la boo ma ci interpellé waatee ma yóbbu la police. L'irresponsabilité de nos dirigeants sénégalais yëpp nangoo nekk benn say tënku ànd ak yar ak teggin ne ginnaaw ba corona bi li koy daan mooy toog sa kër ginnaaw ba corona bi li koy daan mooy jug ñun ñëpp di sensibiliser ginnaaw ba corona bi li koy daan mooy ku ci nekk nga dugal ci sa yoxo à 200% ñëpp def loolu. Malheureusement ñi waroon a joxe le bon exemple muy notre gouvernement nekk le gouvernement le plus irresponsable de l'Afrique même de la planète waaw mais ginnaaw ba nag ñun ñëpp tey on a fini de constater que Macky Sall musuñu jàpp sax ba ñuy bàyyi daf ñu doon jàpp lu rek dafa am ay mbir yu ndaw yuy xew te nit ñi duñ ci bàyyi xel mës naa taxaw ci benn télé ma ne Macky Sall bugguñu yéene wuñu te kaay ma wax leen lu tax bugguñu yéene wuñu Macky Sall yéene wuñu mooy biñ ne cotisation ci Covid bi sëñ Mountakha le père de la nation génne lu tolloog 250 millions teg ko ci table bi ñeneen ak ñeneen ku ci nekk génne Macky Sall bi Sénégal di fay at bu jot 8 milliards 50 millions la ñuy yéene ca kopparam yooyu 50 millions la cotisé notez bien kon kooku yéene wuñu Macky Sall bëgguñu ñu am ay docteurs yu xarañ ñu nekk sur le terrain di xeex yëf yi fu ñu ko daanee mu génn capitaliser ko taxaw ak ministre de la santé bàkkoo ko ne woy ñoom ñoo ko xeex sénégalais yi xam lépp nu mu demee saa yu ñu ne tëdd leen 8 heures ñu respecté ko tëdd leen 6 heures ñu respecté ko parce que am na lu ñu bëggoon kon tey jii nii bu abandon boobu amee wala ñàkk a jàpp boobu ñu Macky Sall ñàkk a jàpp bu ñu demee ba constaté ko ñun nga la waay nañu téye suñu bopp ñun nañu jàpp suñu bopp soyons notre propre gouvernement soyons notre propre général parce que celui qui était censé être le vrai général il a trahi les troupes tey jii buñ ko doon àtte wala ñu koy topp haute trahison lañ koy àtte wala haute trahison lañ koy topp maa ngi fàttaliku bi mu naan le pays est en guerre mais malheureusement ki ñu amoon comme général d'armée tey jii moo ñu wor kon xoddiku balaa ngaa lakkale kon tey jii dama koy bamtuwaat na ku nekk téye sa destin en main nekk sa généralu bopp na ku nekk sa conseiller bopp ak conseiller ki nga dendal na ku nekk protéger boppam protéger ki mu dendal mooy comme ni nga ko waxee ci sound bi aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nañ ko jëfe kon ci liñ leen doon invité je pense que ni ci tënk jàpp ngeen ko xam ngeen ko je vais introduire ki nga xamante ni tey jii mooy Saliou Ndiaye kenn dootu ko présenté nekkoon le coordonnateur de l'Esprit de Thiès waaye tey jii mu ngi ci coordination nationale bi donc ma koy introduire Saliou ayca bismillah. jërëjëf kilifa ginnaaw bi ñu nuyoo sénégalais yi nga xamante ni ñu ñuy bàyyi xel fii ci biir réew ak ci bitim réew je pense que def nga en résumé situation grave situation catastrophique situation désastreuse bi nga xamante ni réew mi ngi ci nekk ba pare kii ñuy tuddee woon le général de guerre muy le président Macky Sall
au lieu de protéger ses troupes mu engendrer une situation pareille. Face à cette situation bi nga xamante ni foofu la ñu toll dañuy woote ñu jël suñu responsabilité individuelle boobu ne dañ ko war a jël parce que réew mi dafa amatul njiit moo xamante ni am na doole ci wàllu xarkanam ci wàllu perception ci wàllu crédibilité pour mobiliser les troupes pour ñu mën a continuer cette lutte continuer cette guerre contre virus boobu nga xamante ni mi ngi ñuy sonal di ñu lor loolu ba tey ñu yeewu ñu am nañu 1300 et quelques cas et li ci nekk ci cas grave yi kenn xamul ñu mu toll ñu ni kon jot na ñu war di woote à une responsabilité individuelle